Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr Kounoune Ngalap ak fi nga xam te ni moom moo nekk cité Mbaba Guissé ay gox lañ fii ci diwaanu Bambilor mbokki internetu seneweb.com ak Seneweb TV ñoo ngi fii ci Bambilor ngir waxtaanee li nga xam te ni fan yi yëpp yéen a ngi koy gis ci li nga xam te nag moom moo nekk l'internet bi télévision yi di ko dégg tamit ci rajo yi mu soxal projet bi nga xam te ni son excellence monsieur Macky Sall le président de la République du Sénégal sumb na ko mu di def gox bi nga xam te ni rek moom moo nekk Kër Massar 46e département bu Sénégal lu ni mel nekk loo xam te ni fala budd di ngeen gis ay changement yoo xam te ni dina am ci rek zone bi nga xam te ni moom la soxal lu ni mel tax ba ay coow xiiroog ngaayoo juddu fii ci Bambilor ak foofee nga xam te ne moom mu nekk ca diwaanu Sangalkam lu ni mel nekk loo xam te ni tamit am na ci ñoo xam te ni dañoo jàpp ne décision bi politique kese moo ko rek waral même ñeneen ñoo xam te ni tamit la ñu jàpp ni moo di décision boobee dañu rek bëgg a joyanti yenn gàkk-gàkk yoo xam te ni amoon na fi en 2011 lu ni mel di ngeen ci ñëw dañ ci ñëw ak yéen ci anam ba mu gën a yaatoo ak ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk askanu Bambilor ak askanu Sangalkam ci ay xibaar yu yaatoo yaatu kon ngeen topp ñu léegi ñu ànd ci ak yéen. mbokki internetu seneweb.tv ak seneweb.com ni ñu leen ko diggee woon noonu lañ koy daal di rek defee actuellement ñu ngi fii ci village bu Kounoune nara nag waxtaan ak ñi nga xam te ni ñoo nekk kilifay dëkk bi ngeen gis nii sama ginnaaw ñu nekk ci rek taatu penc mi nara rek waxtaanee lépp loo xam te ni jëm na ci wàllum jafe-jafe yi nga xam te ni fan yi ñu génn wala sax fan yi ñu nekk yéen a ngi koy rek dégg moo xam ci télé bi moo xam ci rajo yi waaye tamit rek ci l'internet bi alors dañuy daal di dugg ci biir rek géetaay bi daal di rek nuyu ñi nga xam te nii ñoom lañ fi rek daal di fekk alors Papa Samb jamono ji ni tembe coow li bëri na jàppal am Bambilor jàppal Sangalkam internetu Seneweb bëggoon nañu xam exactement lan moo waral coow li exactement nga ñëw ci anam bu mu gën a leere waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant coow bi daal li ko waral mooy affaire yi découpage bi moo indi coow li ndax dañuy indi si réseaux sociaux yi fan yi ne daal dañuy def découpage bi nag ñun fekk na ñu ngi doon ñaan suñu commune bopp depuis 2013 ba léegi ñu ngi ñaan suñu commune bopp amuñu ko woon bi li ñëwee nag waxuma la ñun mais état bi xaw ma moo bëgg a def wala déet te moom la ndax lu cosaan léegi lu su mën a am lépp moom la. ma rappelé ne 2011. ba Abdoulaye Wade yóbboo ministre Omar Gueye bi nekk tey ministre gox-goxaan yi ba mu ko yóbboo délégation spéciale Bambilor dañoo accepté jël seen commune c'est Abdoulaye Wade xar commune rurale Sangalkam bu rëy boobu ñeenti pàcc commune Niaga Tivaouane Peulh commune Bambilor commune Sangalkam ak commune Jaxaay Parcelles Assainies fii Abdoulaye Wade defoon na tracé pour jox leen seen commune. à l'époque Aliou Sow moo nekk ministre décentralisation ba mu def tracé bi mu ne bu ngeen talalee ma jox leen c'est déjà acté Omar Gueye daw ñëw fii ne jàppale leen ma 2012 2013 bés bu ngeen taxawee ma jàppale ngeen am seen compte Abdoulaye dama néewal doole ñu defal ko fii meeting fii si booru jàkka ji Omar Gueye benn Miss Omar Gueye man maa ko tudd Miss Omar Gueye benn parce que Bambilor dafa dem jël indépendance am xale yi ne bëri dañuy jël seen commune mag ñi téye leen ne ñun xamuñu or moo njëkk village Cap Vert ba léegi nekkul commune donc quand même c'était une occasion pour que ñu def ko commune ñu teg ci commune Kër Ndiaye Lo yaakaar naa suñu secrétaire général bi yore comité bi wax na lépp am nañ koom am nañ ay nit am nañ infrastructure am nañ lépp. c'est l'état qui décide mais askan bi mooy buur nañu bàyyi askan wi xel balaa muy jur ëllëg ndax moom yaakaar naa ne bañ ko defee Ablaye Wade yaa des morts. moom da ko doon réclamer partout lii nag bu ñu xam lan lay juraat ëllëg parce que population bi nanguwuñu tey nanguwuñu ëllëg nous voulons notre commune ñun suñu commune bopp la ñu bëgguñu dem Bambilor bëgguñu dem Sangalkam ala kii Sangalkam ñoo tofu si Kounoune ñu créé une commune Kër Ndiaye Lo Kounoune Sangalkam ñëw bokk fii ñun suñu xalaat loolu la parce que liggéey tamit da nga koy sellal mais liggéey bi sellul dara
wax dëgg yàlla seetlu ñun jigéen ñi rafetlu wuñu ko. ñun fi ñu nekk mën na commune te Sangalkam ñooy seen cosaan bu ñuy wax rek Sangalkam seen suuf lépp si kunun la moo jiitu Sangalkam téeméeri at astafurlah ay téeméeri at moo ko jiitu Sangalkam parce que ñun ñu wax ne toujours tamit mboolem dëkk yi xam ne moo nekk région de Dakar yëpp kunun moo fi mag Thiaroye Pikine Mbao Rufisque Bargny tout am nañu commune sauf kunun bi xam ne moo jur dëkk yooyu yëpp mag dëkk yooyu yëpp. électorat bi gën a fidèle Omar Gueye fii la Omar Gueye mu yow mën na laa réeral fii mën na la fee réeral yow mi ñëw fii mu ne 2011 ma jàppale leen loolu moo ñu xañ commune tey te damay fàttali ne ba Abdoulaye Wade di yóbbu délégation spéciale waxam yëpp lenn la Abdoulaye dafa may yóbbu délégation spéciale te diisoowul ak gox-goxaan yi diisoowul ak imam yi diisoowul ak notable yi diisoowul ak chef de quartier yi waxtaan lalu ko su ma saa dem loolu lay wax comme argument boobu nag mënoo wax tey defu ko loolu la wan gannaaw. amul kenn ci 19 chefs de village yi bokk ci commune Bambilor koo xam ne ministre bi wala ANAT ñi nga xam ne ñoom la ñu joxoon liggéey bi ñëw nañu waxtaan ak ñoom. amul benn imam bu ñu rencontré amul benn ASC bu ñu rencontré amul benn groupement féminin bu ñu rencontré donc bu ñu nee waxtaan nañu ñëw nañu waxtaan ak nit ñi jàpp nañ ne fii war nañ ko jël rattaché ko Sangalkam ma ne loolu waxuñu dëgg du yoon dëgg gi mooy que waxuñu président dëgg bu ñu waxoon président dëgg du hésiter benn yoon pour ériger ñu en collectivité à part entière. mais mën nañu rectifier yokkal Sangalkam mais ñun ñu bàyyi ñoo suñu commune rectifier d'accord nañ ko mais lii du rectifier lii sàcc ak territoire laa koy tuddee. xamul wax dëggante ñu ak moom 9 ans mu ngi si ministère 9 ans mu ngi si ministère mais amul benn doomu commune boo xam ne bii tey moom jël na la fii jox la emploi kon ñun dañ ko déclaré persona non grata fii 5 villages yi. boobu tey guddi bëccëg ñu ngi def ba séentu defe ne deew na am bi ñu annoncé fan yële ñu jàpp gox yëpp te saa waxuma saa pour ñàkk a jox ko ñun commune waaye Bambilor ni ñu ko tasee boo ko xamoon da nga yéem boo xamoon gox bi jaxaay ni ñu ko tasee boo ko xamoon te jaxaay maire bi mu ngi dëkk ñàkk rob xam nga moom maire bi si boppam ñàkk rob la dëkk moom ñu ngi ko yóbbu ci waan pël moom maire jaxaay est-ce que loolu si yoon xel mën na ko nangu. ñu ne léegi dañuy dem gis Omar Gueye pas comme doomu gox bi pas comme suñu leader politique gox bi mais parce que ministère tutelle la moo yor gox-goxaat yi pour ñu partager ak moom projet yi mu ànd si ko ñu ànd ñun loolu kii wu ñu woon mais nañ partager ak moom projet bi léegi ñun ñu ne kii lañ bëgg traçabilité parce que bëggul woon ñu déposer dafa bëggoon ñu ñëw directement daf ne yéen maa leen jaboote man gën a ñëw ñu ne loolu wóorul ñu déposer na leer parce que traçabilité lañ bëgg ba ñu déposer ba am accusé de réception bi 3 ans mu ñuy daw nangu ñu rencontré ba mu ñu nangu rencontré suñu njort di ñaaw parce que si bu mu jëlee ministère des collectivités locales dañ def bi benn rassemblement. mooy Omar Gueye le ministre Omar Gueye ministre des collectivités territoriales ñun di yaakaaroon ne 5 villages bu ñu demee ba soxla commune moom mu nekk ministre des collectivités territoriales lépp di jaar si moom dafa waroon yomb si ñun parce que xam nga lu tax ba mu méttee moom ñu koy toroxal ñun ñoo doon jóge fii dem di fanaan Sangalkam fanaan laa wax bàyyi suñuy soxla fii dem di fanaan foofu pour jàppale ko donc station ba mu nekk tey ba war a mën a nekk ministre de la république ñun ñoo si ëpp doole. fi ñu war a dem yëpp dem nañ ci waaye wax dëgg yàlla ñi leen jàppale nañ leen ndax li ñu doxal seen i gox muy Sangalkam muy Bambilor lépp ci gox bii la jógee waaye defaluñu dëkk bii dara dëkk bii yëkkunu nga xam ne moo jur dëkk yëpp defaluñu ko dara. c'est-à-dire li américain na gerrymandering découpage boo xam ne découpage électoraliste la séddale bukki bii Njuur bii Samba bii ku si njiit yaa ko moom da teg naa sama loxo ñu xëy imposer un projet de découpage parce que ñun suñu dossier demoon na ba dialogue national ba mu demee dialogue national section décentralisation dañ ko valider signé ne fii war na am commune parce que ressources yi fi la ne baneen ma lay xamal ne maire Ndiagne Diop bi ñu demee en conseil pour mu joxe son avis dane yéen a ngi may néewal dane 70% maanaam téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi
si xaalis ak recette fii lay jógee si lay fay employé si lay tabaxee école si lay def ay investissement si lay def lépp Ndiagne Diop nee na kon nañu jox juróomi dëkk yi seen commune AVM la taxawaay bu rafet la taxaw foofu. mbokki internetu Seneweb TV ak seneweb.com ni ñu leen ko waxee woon noonu lañ ko defee ba tey ñu ngi fii ci diwaanu Bambilor sànq léegi ñu ngi woon foofee rek ca diwaanu Kunun nag dégg ngeen li nga xam te ne nii moom moo nekk xibaar yi nga xam te ne nii askan wa fay yeewoo jot nañ ko fësal ñu def déplacement ñëw fi nga xam te ne nii actuellement ci Bambilor la bokk ba tey mu nekk nag ci village bu Kër Ndiaylo ngeen gis ni sama ginnaaw askan wi génn mu mel ni li nga xam te ne rek moom moo nekk découpage bu yees bi nga xam te ne nii kilifa yi nam nañ ko rek amal ci gox bi am na ci ak woroo goo xam te nii am na ci bu dee waa Kunun ànduñ ci waa Kër Ndiaylo ñoom ci seen bopp ànd nañ ci ngir dem foofee nga xam te ni rek moom moo nekk ca rek Sangalkam kon ak lépp loo xam te ni rek am na ci incha allah dañuy ngeen ñi ànd ak ñun ñu daal di dem ci biir su ko defee sekk ak waxtaan yi nga xam te ni ñu nekk askanu Kër Ndiaylo léegi-léegi lay doon xajaloo bi nga xam te ni nemmeeku nañ ko ci seen gox bi ni nan ngeen koy dundee. voilà xajaloo boobu lenn la ñi àndoon nag Ngagne Diop nekk fële ci maire bi di buum mi jaaykatu suuf yi yaa may dégg di buum mi boo demoon mairie ba di ut këyit ñu xam ne yow yaa ngi bokk ci camp wu Omar Gueye yaa ngi may dégg kon dañ lay sous-estimer. Sangalkam comme moom lañ mën a am waaw Sangalkam lañ bëgg Sangalkam Ngagne Diop dégage Ngagne Diop dégage Ngagne Diop dégage. mbokk yi dégg ngeen li nga xam te ni jëm nañ ko fësal ñu ngi nag actuellement ak ki nga xam te ni rek kenn la ci kilifa yi nga xam te ni bokk nañ fi nga xam te moom moo nekk ci commune bu Bambilor n'est-ce pas alors sëñ bi nga baal ñu présenté wu internautes yi nga xam te ni ñoo nekk rek waa Seneweb TV ak seneweb.com. voilà donc d'abord maa ngi rafetlu lii parce que bu ma xoolee fi ngeen jógee ak fi ngeen ñëw di taataan ci information bi loolu wane na ni vraiment yéen réew mi ñor na leen donc moo tax maa ngi leen di remercier. alors sëñ bi dañu gis fan yi ñu génn ab coow boo xam te ne juddu na lu ko waral mu di découpage bi nga xam te ne ab projet la ñun moom ko amal ci zone bi ñu nekk alors fan yi ñu génn aussi ba tey ñu ngi gis askan wi nekk ci diwaan bi di marche di amal ay ñaxtu mu mel ni jamono ji nga xam te ne nii nit ñaa ngi naqarlu décision bi nga xam te ne nii kilifa yi bëgg nañ ko jëmmal am na ci jamono jooju askan woo xam te ni ci même gox bi la ñu ngi taal ñu ngi takk seen i morceau yu weex andi seen i ndënd di tëgg ko fecc lan moo waraloon ñii di kontaan ñii di mer. waaw xam nga tamit nit ñi tamit il faut que ñu am raison garder ndax raison garder bi mooy président de la république bi nga xam ne mooy définir la politique de la nation moom ci boppam bi muy wut réew mi ndax bi muy wut réew mi man mii la àndaloon àndul ak ma Samba àndul ak ma Demba. muy kan noonu. muy man mii Landing Mbengue man le président de la république àndaloon bi muy wut réew mi ndax man maa ngi adhéré ci papier bi 2008 maa fi indi parti bi. bi ma fi indee parti bi 2008 bi mu fi ñëwee ci jamonoom mu ñëw jaale si Malick Ba mi nga xam ne moo gaañu woon ci Sangalkam mu ñëw jaale si Omar Gueye keroog ci taxawaay bi maa ngi taxaw ci wetam ci la wax ma ni man président la man Macky Sall bis bu ma jëlee réew mi yow Omar Gueye waa Sangalkam dinaa leen delloowaat seen moomeel. Omar Gueye moo tànn délégation spéciale bu Tivaouane Peulh ñàgg moo tànn bu Bambilor moo tànn bu Sangalkam tànn en même temps bu Jaxaay parce que booba mooy ex communauté rurale Sangalkam donc ñooñu moo leen tànnoon kenn ku ci nekk ku nekk ci communauté ku nekk ci délégation spéciale Omar Gueye moo la tànnoon ndax booba duñ ko wax ni ko moom moo am choix pour tànn ba mu leen tànnee Ngagne Diop mi nga xam ne tey mooy maire Bambilor moom moo ko tànn mu nekk président conseil président délégation spéciale bu Bambilor bi mu ko nekkee alors ñu dem ba benn jamono bu nga xam ne sax jamono boobu avant ñuy jeexal délégation yi am na benn ministre de la république bu ñu doon wax Aram Ndoye defoon na fi ay pexe pour sax jëlee leen fi mais booba ñu ànd ak matuwaay moom ministre bi ak l'honorable député Souleymane ñu am matuwaay boo xam ne taxaw ci taxawaay boo xam ne moo waral ñu bàyyiwaat leen fi te boobu fekk defoon nañu arrêté bi ba pare ba war leen a changé. amul benn nouvelle commune boo xamante ne am na kon dama naan découpage amu ci bu fekkonte ne nouvelle commune dafay am ma bëgg nga citeel ma ko ndax am na benn nouvelle commune bu fa am day correction lay def. arrondissement non man dama gis le département de Kër Massar parce que correction la dañuy corriger xam nga bu fekkonte ne dañ ne ma
am na nouvelle commune bu bees laa bëgg ñu citeel ma ko bu dee am na nouvelle commune bu bees nañ ma ko citeel le président Macky Sall dañuy day corriger ci correction la ne kon ci biir correction boobu ñun dañoo bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen a war a corriger. jamono boobu PDS ñu daggoon Sangalkam bi ñu ko daggee ñu bàyyi ko benn kilomètre carré Bambilor am téeméeri kilomètre carré ak juróom fukk ak ñaar da ngay xool chef lieu de communauté rurale nga yoroon ko dégg nga maam ñu yóbbu la délégation benn yoon nga dellusiwaat ñu yóbbuwaat la nga dellusiwaat yàgg sa équipe nga dem bañ koy dagg ñu bàyyi la yaa ngi may dégg ak benn kilomètre carré Bambilor bi nga xam ne booba temps waa PDS yi nga xam ne ñoom ñoo pexewoon pexe mi ñoo fi nekk tey ñoo wër meeru Bambilor. waroo amu ci xam nga peut-être ñoom dañuy défendre seen i intérêt la majeure non la majeure man duma promoteur duma jaaykatu suuf laxasuwuma samay tànk laxasuwul samay loxo laxasuwul man indépendant laa nekk tey la majeure partie ñu doon marche di takk ay morceaux xonq ay promoteur lañ dañu ay jaaykatu suuf lañ dañuy défendre seen i intérêt. waaw xam nga bu doon dogal boo xam dañoo toog ba léegi rek ñu jël ko noonu arbitrairement nit ñi mën nañ ko bañ mais dama la wax ni injustice la woon bu ñuy réparer injustice nag boo koy réparer mais il faut que nga delloowaat ko fu mu jóge woon loolu mënut a ñàkk ala kulli alin injustice la bu ñu réparer tooguñu lu bees. mais mbir bi est-ce que du li ñuy wax ñu naan wàllum politique da see nekk si ginnaaw. non man gëwuma ni wàllu politique da ca nekk parce que Omar Gueye li ma gëm mooy du def mukk loo xam ni du bëgg-bëggu président de la république ça moom lu ma xam la ci moom du def mukk loo xam ne président bëgg ko parce que président moom moo toog ci doomi aadama yi ñu dem pootu mu taxaw ci nit ñëpp mu ni Omar Gueye mooy koo xam ne lépp lu ma ko sant da koy weesu mais du ko yéesal. fii ñun fi lañ dëkk fi la ñu nekk amul kenn koo xamante ni rek sa waajur bàyyi na la 50 hectares mbala 20 hectares amul. kon suuf soosu ñuy jaay fan lañ ko jëlee. non c'est des protocoles yi maire def ku ne xam na ni commune Bambilor mais commune bu ko gën a riche commune bu ko ëpp xaalis amul lan moo ko may. ku ne xam na ni suuf non usines yi mais suuf dama ni commune Bambilor agence immobilière bu dee dëgg rek nga bëgg dégg. alors Omar Gueye boobu ngay wax léegi nii dafa am benn population boo xam ne ñu ngi fii ci Kounoune dafa mel ni am na ay jamono mu amoon ay jafe-jafe yoo xam te ni moom ci boppam Omar Gueye woo na leen pour ñu wallu ko ci ñu taxawu ko ci yendool ko fanaanal ko am fu nekk ñu dem faak Omar Gueye tey jii mu mel ni daf leen a xaw a daal wor en quelque sorte. mais lan la ñu mën a tuddee war parce que jamono bi nga xamee ni boobu temps duñ. am la ñu bëgg defalu leen ko wala jàpp ci. mais jamono bi ñu ko yóbboo délégation spéciale mu dellu si waat ñu yóbbuwaat ko délégation spéciale da nga na war a xam ne Omar Gueye bi nga xamee ni Bambilor dem na Bambilor kii koy administré mooy maire Bambilor mais loolu moo taxoon dès le départ mu bëggoon di coordonner maire yi nga xam ne tey ñoo newoon ci ex-communauté rurale de Sangalkam mais ñoom ñoo yàq dynamique boobu ça loolu ñëpp mën nañ ko seede ndax fi la ma fekk man nee naa la man bokkuma woon ak ñoom jëmukaay man maa fi pur APR man du ma transhumant. ñu réalité yi ñuy dund dafa toog 2 ans délégation spéciale plus 6 ans yi Ndiagne Diop mi ngi ci 9 ans di exercer kon en tant que conseillère municipale nekk ci commune Bambilor kon man xam naa bu baax li ma la wax te je pèse bien mes mots. man xam nga bi ñuy voté projet bi j'ai été clair j'ai été la première personne bu jóg bi ma jógee wax naa ay quelques réserves yoo xam ne wax naa ni dëkk sangam ak dëkk sangam maa ngi demandé état bi bu ñu ko mënee bàyyi Bambilor ñu bàyyi ko Bambilor muy Ngendouf ak Déni Nord ñu yóbbu ko Bambilor bon je pense que loolu bi ma koy wax aussi loolu laa sentir mais aussi wax naa ni tamit projet bi nga xam ne projet Macky Sall la je serai la première personne bu koy valider. dégg naa mu naan 70% ci budget am fii lay jógee ndax usines yi ndax leneen mais les 70% dëgg la mais 70% delloo ko si askan wi xam nga faluñu kenn nag pour nga nguuru yaakaar ne yaay buur yaay bummi faluñu kenn nag parce que lii maanaam bu ñu la falee jiital la dañu laa fal pour nga jaamu soxlay askan wi mais pas su soxlay bopp moom nag depuis ñu fal ko ba léegi maanaam fauteuilam la jël def ko yatu xeexukaay di ko xeexee ma lay wax ni barki dem bi ñu demee di joxe suñu avis mais man dañ maa agressé fu mu toll nii dama jël ay médicaments pour ma mën a toog nii wax ak yéen. man aussi je valider rek te doo xool aussi askan wi seen. dama ko xool bu baax parce que askan wi du askan wi yëpp la déedéet. am na parti askan boo xam te nii gisuñu seen bopp quand même. mais c'est pas la majorité du majorité bi. si non mënul nekk majorité bi li ma la wax mënul nekk majorité. Kounoune non Kounoune c'est pas la majorité. Kounoune am na fa ñoo xam ne xëy na ñoom li leen gënal mooy ñoom ñu yóbbu leen communalisation. mais ñoom waxuñu ni bañ nañoo toog Sangalkam.